Un jour au Sénégal un jour dans le monde bis ni tey ñuy fàttaliku la amoon ca Bercy loolu nag spécialité Malick Thiandoum la muy Baboy Bombardier lamb jooju ñu yóbboon foofee ca Bercy mu amoon coow lu bëri ñu seetaan fàttaliku bés bi ànd ci ak Fatou Kiné Deme. juróom-ñetti fan ci weeru juin atum 2017 marine nationale bu Sénégal teg loxo lu toll ci juróom-ñaari bateau yu fekk baax ca Chine gannaaw nag bi ñu ñëwee woon ci waax yu Sénégal doon napp te amuñu ca woon sañ-sañ ñuy fàttaliku génnuk àdduna Ndaxilo ñu gënoon ko xam ci maître du fer ndax ni mu xamee woon lool ci wàlluk weñ moom moomu nag toll woon ci juróom fukki at ak juróom-ñetti fan ci weeru juin atum 2017 ci la faatu ca Lyon ca France ñaari yoon jël na ko raw gàddu Grand Prix Léopold Sédar Senghor bu Biennale des Arts bu Ndakaaru mu nekkoon tamit chevalier de l'ordre des arts et des lettres bu République française njiitu réew bu Burundi di Pierre Nkurunziza amoon juróom fukki at ak juróom-ñetti fan ci weeru juin atum 2020 ci la faatu mu fekkoon ko ci liggéeyam tey ñuy taxaw ci juróom-ñetti fan ci weeru juin atum 2013 ak bëre bi doxoon ci diggante Bombardier ak Baboy ca Bercy la woon bëre ba nag yombutoon ndax kii di Baboy daanaka nekkoon ci njeexitalu carrière am Bombardier nag doon dëggal boppam gannaaw bi ñu ko daanee ay yoon. show bu ñëpp doon xaar nag ci bile gala xamante ne dañ ko organisé woon ca palais port bu Paris Bercy. Bombardier di jël revanche ci Baboy ci benn combat gaaw te yomboon ci moom. mu doon déception ci amateurs yi nga xamante dañ daal di jàpp ne combat bi saf bile combat nag daal di relancer wu waat gannaaw bu mu amee digganteem ak Yékini ak Tapha B52 bu daal di gagné waat gandoore kii di numéro 2 benn samedi la woon mu di benn ndam nag bi nga xamante ne bettul kenn ndaxte Bombardier moom la ñu jàppoon ne moom mooy favori gannaaw benn combat bu gaaw a gaaw te Baboy daanoon ko atum 2006 ca Thiès daal di jël revanche ci kanamu adversaire am bi nga xamante ne bis boobu performance am taxu ko woon a rëy Bombardier daal di utiliser li nga xamante ne moom mooy dooleem ngir fexe ba Baboy daal di am juróom-ñetteeli defetam ci carrière am bile gala promoteur bi ñuy naan Amadou Badiane moom moo ko organisé woon mook partenaire am yi benn ci ñoom di fondation Servir le Sénégal te madame Marième Faye Sall daal koy jiite moom mi di première dame bu Sénégal ak kii di François Deplanque nekk directeur chaîne Canal+. Une belle affiche foofee ca Bercy El Hadj Malick Thiandoum Cheikh Tidiane sànq mi ngi la koy laaj et moi aussi j'ai envie de poser cette question Malick yaa ngi fa woon wala bii demuloo woon. non bii moom demuma woon yaa ko doon suivre de loin. waaw waroon naa dem nag. parce que bokkoon naa ci ñi nga xam ne jëloon nañu seen i documents pour ñu dem ak yooyu. waaye daal mujjul sotti. parce que am na ay mbir yu ci amoon. donc Badiane moom moo ko organisé woon. et puis le CNG aussi autorisé ko. pour ñu jël lamb ji yóbbu ko foofu ci Bercy c'était vraiment une grande première. parce que tey ku nekk xam na ni jël lamb yóbbu ko. bitim réew surtout dans l'espace de l'Europe dafa xawoon a jafe. parce que ku nekk xam na ni la réglementation en Europe dafa xaw a am tuuti rigueur par rapport ak sport de combat bu nga xam ne comme lamb nga xam ne dóorante à main nue moom moo ci am. donc vraiment c'était une grande réussite ci wàllu rek yóbbu làmb exporté ko. et puis c'était un processus d'internationalisation de la lutte ñu yóbbu ko à Bercy nga xam ne ñëpp xam nañu l'histoire de Bercy avec Youssou Ndour mais bi yoon làmb lañ fa yóbbu mu nekk suñu aada ak suñu cosaan. surtout ci wàllu sport. waaw surtout ci wàllu sport Bercy palais de sport la lu nekk dafay am ci wàllu tàggat yaram ñu yóbbu fa làmb c'était vraiment loolu moo ci doon aspect bi nga xam ne réussir nañ ko mais combat bi moom ku ne xam na ni c'était vraiment un combat parodie de combat vraiment amul woon dara lu extraordinaire. Bombardier était favori. waaw waaye xeex bi sax doyoon na waar li ci amoon solo moo di ni Bombardier dafa yàgg na jeex ki nga xam ne mooy Baboy parce que ba mu koy daan Thiès maa ngi toogoon. boobu maa ko reporté woon donc mu nekkoon lu ko métti lool.
mu bëggoon jël revanche moom Bombardier alors ci Bercy xalaatoon nañu mu nekk combat bu tàng seen diggante mais malheureusement ça a été une grosse déception parce que combat bi neexul bariwul woon amul xeex amul woon pratiquement dara quoi te boobu Baboy moment boobu fekkoon na dooleem commencé ko dem ki nga xam ne également moom moo di ay ñoom Youssou Ndour ak ñoomin Bismi Ndoye ñoom ñëpp bëri nañ fa mais li ci gënoon a am solo mooy culture Sénégal ak sport Sénégal ak aada Sénégal bi ñu jël yóbbu ko ci kanamu tubaab yi mais ka ko defoon moom di Badiane booba la disparaître kenn gisatu ko xam naa ni moom li ñu daan tëggu sémmiñ ak ndënd neex benn naqari benn boobu la ko def voilà bari woon na ci ay jafe-jafe voilà merci beaucoup Malick Thiandoum ci information yi nga indi. ci ñu gis Pape Dia noonu nga xam ne mooy frère Bombardier bi génn àdduna. waaw Pape Dia moom moo ko yóbbu woon. ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana firdawsi moom ak képp ku mu fekk barzax ak ku ko fa fekk yegg si nañ nag ci xibaar yi ci gàttal ak Cheikh Tidiane Diaw. aywa tey nag ci àllarba ji benn ci li ñuy waxtaanee muy manifestation maanaam rassemblement bi nga xam ne place de la nation la ko waa Yewwi fas yéene amal. voilà manifestation bi nag li ci leer barewul waaye suñu sukkandikoo ci tribune rek ñoom nee nañu autorisé nañu ko. loolu sax taxoon ba démb membre coalition Yewwi Askan Wi doon janook taskatu xibaar yi ñoom nag nee nañu daal li ñu bëgg mooy ab manifestation d'information ngir rek informer seeni militants ci li ñuy wax les questions de l'heure loolu taxoon démb ñuy janook taskatu xibaar yi bëgg marche ñu encadrer leen waaye ci guddi gi nag kii di Moustapha Niass Idrissa Seck ak Mimi Touré ñoom janoo nañu ak taskatu xibaar yi di woo waa Yewwi Askan Wi rek ngir ñu bañ a taal réew mi leaderu réew mi di Idrissa Seck moom daal nee na ni ku nekk daal su bëggee régler ay mbiram comme ni mu ko bëggee dëkk bi du amati loi kon daal loi de la jungle moo fi am moom Idrissa Seck tamit commentaire verdict conseil constitutionnel ci recours yi nga xamee ni amaloon nañu ko fa dañ koy teewlu. jàmm ci la ñu mën a liggéeyee ak liggéey bu mu mënti doon jàmm ci la ñu mën a jaamoo yàlla ak xeetu jaamu yàlla bu mu mën a doon jàmm jooju nag bokkul ci sàmm ko lu yoon dogal te neexu la nga ne du fi amee sartu réew mi ak yoonu réew mi kenn rekk la jox sañ-sañ mu wax kuy bokk ci élection ak ku ci dul bokk muy conseil constitutionnel joxu ko président de la république joxu ko ministre de l'intérieur conseil constitutionnel rekk moo am sañ-sañ dogal kuy bokk ak ku dul bokk bi ñu invalider listu Ndakaaru bi conseil constitutionnel dafa ñëw jël beneen dogal donc conseil constitutionnel moo am sañ-sañ bi bu xisee wax nag wax ja day ferenkulaay fa lay yem amul dara lu ko féete kaw kon lu mu dogal ñi bëgg jàmm bëgg li ñu war a tal te mooy fexe ba jafe-jafe yiy jóge ci àddina bi bañ a faagaagal réew mi muy ñun muy opposition li ñu war a def mooy sàmmoonte ak dogalu conseil constitutionnel moo xam neex nañu moo xam neexuñu. Idrissa Seck njiitu parti réew mi moom moo doon addu démb ci conférence de presse Benno Bokk Yaakaar ñu wax ci njiitu réew mi Macky Sall démb ca ba mu doon def pose première pierre tour bu RTS bi nga xamee ni dina jar fanweer ak ñetti milliards ci sunu koppor moom nag mu yëkkati fa kàddu ci di dalal xel éditeur public wala privé yi ci loi bi nga xamee ni daal ña ngi koy waajal ci publicité bi moom daal nee na loi bi dina jël en compte seeni préoccupation bu ñu am lu ñuy tiit moom Macky Sall moom moo yëkkati kàddu yooyu démb foofu ca pose première pierre ba
fële ca Thiès nag hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène nag tey jii lañ fay tàmbali ab grève ñetti fan personnel sanitaire ba ak fédération des syndicats de la santé F2S ñoom daal la ñuy naqaru daal mooy ab injustice bu ñu jàpp ne travailleurs de la santé yi ak contractuels yi nga xamee ni dañu leen boddi ci paiement régime indemnitaire yi looloo taxoon ñu doon amal ab sit-in démb ca hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène jeexale ko ci wàllu tàggat yaram ak Sénégal dem vacances démb ci ab victoire bu jafe-jafe nag ci seen diggante ak Rwanda ñu dugal ca simili bu mujj pelanti bu Sadio Mané loolu tax ba gaynde yi def ñaari match ñaari victoire jiitu ci seeni poule Aliou Cissé nag jàkkaarloog taskatu xibaar yi di ñaan waa CAF rek ñu ajandi journée yi nga xam ne moo ci tegu ci éliminatoire yi ngi rek ñu bàyyi leen ñu mën a waajal ci anam yu baax coupe du monde bi nga xam ne fële ca Qatar lañ koy amalee soxna Fati. alors merci beaucoup Cheikh Tidiane xibaar yi buur na léegi-léegi ñu dalal Ibou Diouf ci xibaar yi biti réew yi di fàttali ne yeneen jotaayu xibaar ci kanam tuuti lay doon booru 8h yooyu ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw.